jëfati ci ànd bi ak télévision Futur Média dalee nag jàmm ci xibaaru digg bëccëg bi ponk yi ci gën a fës bokk rek ci daloo gi ñuy waajal léegi jëm nag ci stade boobu ñu duppee maître Abdoulaye Wade ca Diamniadio ci kanam tuuti lay doon boobu stade nag nekk lu am solo xam ngeen ni ci wàllu tàggat yaram ndax day baax nag am réew di baaxoo yu ni mel ndax bokk na ci luy suqali tàggat yaram ay njiitu réew ñu ngi leen di xaar tey jile bokk na ci Paul Kagame bu Rwanda, George Weah bu Libéria, Adama Barrow bu Gambie, Umaro Sissoco Embalo bu Guinée ak njiitu réew bu Turquie bi nga xamante ne jamono ji sax nag mi ngi amal ab nemmeeku ci Sénégal muy Recep Tayyip Erdogan daañu waxtaan ci kanam tuuti ak Abdoulaye Cissé teew na fi mu aju nag ci xam ngeen ne stade boobu ñuy daloo wax naa ko léegi ci kanam lay doon beneen ponk ci biir xibaar yi Serigne Habib Sakho bu mbootaay gi ëmb doomi kilifa diine yi ci Sénégal nag ñoom fi mu ne nii nag def nañu nag benn say ngir waxtaan ak ñi nga xamante ne rek nag ñoom ñooy syndicat jàngalekat yi su ko defee nag déggoo mën a am ndax njàng mi bu yàqoo ñëpp la yàqul ba tax na nag ñu ne ñoom it faaw ñu dugal ci seen kàddu kii nag di Serigne Habib Sakho ma nga woon ca Tiwaawoon nee na jot na seq waxtaan ak syndicat jàngalekat yi ñenn ñi waaye itamit am na waxtaan woo xamante ne seq na ko ak président Macky Sall daan waxit ci pont ba féete fële ca quartier bu Fann Ok pont boobu nga xamante ne nag lenn ca pont ba dafa daal di nag kon xàppatiku ba tax na nag ñàkkub kaaraange daal la askan way jooy foofu ñu ne nag lii nañ ci taxaw na mu gën a gaawee ndax xamuñu lan la leen mën a jural ëllëg dinañ ci àndu ak Maymouna Ndiaye ak Modou Diop ñoom ñoo fa doxantu woon mbokk yi ponk yaa ngi nii bu jeexee daan ci toftal yëglekaay ak la ñu xëyee tey jii bu ngeen taaxirloo tuuti ñu faram fàccee xibaar yi. dalee nag jàmm ci xibaaru digg bëccëg bi suñuy ndaw it ñi ngi ci ñi nga fële ca Diamniadio ngir rek mën ñoo yeggee lépp lu fa ruusee ci xibaar bokk na ci ndaw ñooñu Mamadou Ndiaye nekkal fa télévision Futur Média Mamadou Ndiaye gannaaw ba mu la nuyoo ñu tàmbali rek ak yow ak stade boobu wax naa ko sànq ba may door ñu fas yéene ko daloo du yàgg dara ci kanam tuuti rek ak stade boobu ñu duppee maître Abdoulaye Wade. jërëjëf Fatou Kiné ñu ngi lay di nuyu téléspectateurs yu télévision Futur Média ñu ngi fii ci stade bu Abdoulaye Wade bi nga xamante ni tey lañ ko fas yéene inauguré tey ji ay personnalités yu bari ñu leen ciy xaar maanaam gàtt juróomi chef d'état fas yéene nañoo xaar tey ñu teewe bés bi teg ci tamit kii du njiitu CAF ak njiitu FIFA fas yéene nañoo teewe tey bés bu mag bi comme ni ko autorité di waxee maanaam bis bu historique la nar a doon ci fii ci Sénégal stade bi nga xamante ni en 17 mois rek lañ ko defar diggante bi nga xamante ni bi ñu def pose première pierre bi ak bi mu yembee léegi nii mat na li nga xamante ni mooy attaque ak genn wàllu leneen loo xamante ni tamit ñi ngi ko ciy jàpp tey ci bis bi dina am match bu am solo ci diggante anciens internationaux africains yi ak yu sénégalais yi tamit dinañ ko teewee leneen li mooy trophée continental bi maanaam coupe d'Afrique bi nga xamante ni Sénégal gagné na ko keroog 6 février fële ca Yaoundé dinañ ko indi fii présenté ko public sénégalais bi am na yeneen i festivité maanaam mbirum culture du des ginnaaw ndaxte déjà comme ni ngeen koy gisee ci image yi nii ñi ngi fas yéene amal ay spectacle yu am solo ak artistes sénégalais yi rawatina kii di Youssou Ndour ñu ko ciy xaar am na yi ci tamit yeneen programme yoo xam ne ñu ngi leen di xaar tey bi ñu yegsee rek waxtaan nañoo kii di ministre des sports ci mbirum gestion stade bi xam naa dinañ ci ñëw ci yeneen i xibaar ndaxte loolu soxal na sénégalais yi fi mu ne mbirum gestion stade bi dafa soxal sénégalais yi ndaxte à chaque fois dañ naan bu ñu amee bijou bu mel nii ni ñuy def ba sàmm ko bu baax dafa nekk lu am solo loolu dinañ ci ñëw waaye tey li ñu gën a mën a jàpp ni rek ci bu 11h jotee midi di waaj a jot rek 11h30 gis nañ ni buntu yi ubbi nañ ko ba sénégalais yi déjà commencé nañoo dugg si ku nekk ngi fexe wut sa place bu baax teel a toog fas yéene fekke fête bu rëy bi nga xamante ni mën nañu wax dafa fas yéene bokk ci histoire du Sénégal tey ji pour le moment lii moo jotagum xew nit ñaa ngi ñëw di dugg si ndànk-ndànk di fàttali rek stade bi 50 000 places la waaye tey ñi ngi fas yéene xaar 40 000 personnes yoo xam ne fas yéene ñoo teewee tey li nga xamante ne mooy cérémonie d'inauguration. ñu koy jaajëfal bu baax a baax Mamadou Ndiaye ni nga ko waxee tey nag dana dugg ci taarix boobu stade ni Coupe d'Afrique bi duggee ci taarix Abdoulaye Cissé maa ngi lay nuyu.
mango Coupe d'Afrique bi moom bu mu ñëwee Sénégal yàggul dara mënees naa jàpp ne ay fan képp la ay fan it ñu fas yéene daloo stade bu ni mel Mamadou Ndiaye mi ngi koy wax sànq ci ay kàddoom daanaka fukki weer ak juróom-ñaar la président Macky Sall ñu ngi ko doon dégg muy wax ne wax dëgg ci waxtu wi dëgg nag la soxla woon sax stade bi jot ci ba ñu mën koo daloo muy 22 février ci waxtu wi ñu nekk nii. du hasard nag coïncidence bu heureuse la. ci mu tombe ci ñuy dalal stade bi ci jamono boo xam ne Sénégal dafa am ndam lu rëy ci wàllu football. président de la République jagleel stade bi jeunesse bi nga xam ne nii ñu ngi woon ci tàmbali projet bi mu ngi ko njëkk a wax le 8 août 2018 bi muy inauguré Dakar Arena. mu wax ni dana tabaxal Sénégal stade bu mag boobu xalaate gu ñu woon affaire yi Coupe d'Afrique gagné ko ndax entre temps am na lu bëri lu fi jaar. muy Covid 19 tax Coupe d'Afrique bi waroon am 2019. ñu reporté waat ko loolu yëpp kon daf lay wane ni xëy na coïncidence bu heureuse la ci jamono ji ñuy inauguré stade bi tombeek Sénégal jóge ci Coupe d'Afrique jóge ci CAN Sénégal gagné ko. li dul coïncidence nag mooy date yi c'est vrai ñu ngi defoon pose première pierre bi 22 février 2020 ñu koy inauguré tey di ko dalloo ci pratiquement ci même date bi nga xamante ni jàppoon nañu ko mais li nga ciy dégg mooy. Sénégal stade bi nga xam ne nii moom la amoon bi gën a mag Léopold Sédar Senghor ba léegi am na ñoo xam ne stade u Dakar 92 la ñu koy jàppee. donc dafa am na stade yoo xam ne ñu leen di méngale ak ay événements bii tamit stade CAN bi nga xam ne nii Sénégal gagné na ko moom lay doon mais li ñu mënul a occulter. mooy chef d'État yi dañuy faral di bëgg a bàyyi pour la postérité. des infrastructures de grandes infrastructures président Macky Sall ala kulli xaalin stade bi dana bokk ci li nit ñi gën a fàttali parce que infrastructure la bu populaire. xam nga di def na fi autoroute. nit ñaa ngi koy jëriñoo ñu ngi koy wax ba léegi mais stade lu populaire loo xam ne ni xëy na day gën a des ci xelu nit ñi ba léegi pont Sénégal 92 am na ñoo xam ne pont Sénégal 92 la ñuy wax ba léegi parce que dafa am lu fexe woon ci Coupe d'Afrique bu Sénégal njëkkoon a organisé la ba léegi moom la ñuy xoolee stade bi ak pont bi lii tamit ci. œuvre président Macky Sall lay doon te œuvre bu populaire la. œuvre bu populaire la dinañ dugg léegi ci njeexital yi muy am waaye itamit ci jafe-jafe ci wàllu gestion bi muy yorin bi loolu it lu am solo la dinañ ko évoquer léegi bu ñu noppee ak président Macky Sall ci fàttali rek ay njiitu réew ñu ngi leen di xaar fii njiitu réew yu am solo fii ci Afrique maa ngi koy lim sànq bi may door pour Kagame bu Rwanda George Weah bu Libéria Adama Barrow bu Gambie Umaru Sissoco Embalo bu Guinée ak njiitu réew bu kii bi fi nekk jamono ji muy Recep Tayyip Erdogan moom sax di njiitu réew bu Turquie nag mi ngi rafetlu bu baax a baax rek kon liggéey bi stade bi ndax bu ñu fàttaliko société turque bi moom moo ko yor muy société boobu ñu duppee Suma kon nag la mu diggante woon ak nguurug Sénégal sàmm na ko muy stade bi pare ci waxtu wu nu ko soxla bu léew loolu yëpp nag weesoo nañu jàpp ni président bu Turquie ak kii di Macky Sall nag am na loo xamante ne xaatim nañ ko muy juróom ci xaatim bokk na ci wàllu kaaraange wàllu njënd mi ak njaay mi liñ ci jublu daal mooy Sénégal ak Turquie gën a ñoŋal seen diggante ci wàllu jëflante ñu teewlu président Macky Sall ci micro Aminata Mbaare Sow ak Modou Diop. Je dois redire toute ma satisfaction. am naa mbégte lool ci xarañteefu entreprise turque di waa Suma ci ni tabaxee stade bu Sénégal ca njëlbeen ci ñaari at dañ ko waroon a tabax wante def nañ lu ko yees maanaam fukki weer ak juróom-ñaar te ci diggante bi Covid bi am na fi taxul ñoom ñu taxaw loolu kon gàcce ngaalaama lañ leen di wax. biñ jógee ci loolu nag ak waxtaan wi mu am ak sama naataango di président Erdogan suñ ñaari gouvernement yi xaatim nañ lu toll ci juróomi accord ngir gën a rattaxal diggante Sénégal ak Turquie ndax diggante bi diggante bu yàgg la di koy firndeel mooy domaine yëpp la laal te wuute jëm ci wàllu consultation politique ci infrastructure énergie wàllu mbay wàllu càmm mbiram ndox transfert technologie wàllu environnement commerce culture industrie ba ci défense. Le commerce, la culture et la défense.
nga ko kàddu yi tukkee ci président Macky Sall ni ñu ko waxee nag Abdoulaye Cissé mu yemoo nag ak njiitu réew bu Turquie bi fi amal ab tukki nemmeeku kon dara du hasard mu mel ni tamit li nga xamante ne moo am tey maa ngi koy fàttali sànq benn société bu Turquie moom moo yore liggéey bi mu mel ni kon loolee ñuy wax partenariat gagnant-gagnant la. waaw li ñuy njëkk a félicité wu. c'est important c'est vrai. entre même lu mu nekk entreprise étrangère. mais mu def liggéey bi ci ni nga xam ni noonu lañ ko nammee noonu lañ ko bëggee. loolu je pense que c'est important parce que aussi fi entreprise étrangère ñëw na fi defu fi liggéey bu satisfaisant loolu am na fi du benn du ñaar donc entreprise étrangère ak nationalité bu mu mën di doon bu ñëwee def liggéey bi nga xam ne moom la ñu ko sant à la satisfaction quand même du cahier des charges bi nga xam ne moom lañ ko jox je pense que lu ñu mën a santé la. d'autant que entreprise bi c'est pas la première fois moom moo yeggale aéroport bi gis nga gàkk-gàkk yéex bi ci amoon contentieux yi problème yi ba ñu naan aéroport bi xëy na sax dootul mës a yegg donte président Wade moo ko tàmbali entreprise bi di Souma moom moo ko yeggale ci coopération boo xam ne am na ko diggante président Macky Sall ak xëy na Recep Tayyip Erdogan c'est important il faut s'en féliciter maintenant li ñuy wax adduna bi yëpp noonu lay doxee dañuy fexe rek li ci biir réew mi gis ci seen bopp. gis ci seen bopp mooy mu bañ a doon liggéey boo xam ne ñoom rek ñoo koy def lay dem ca biir sax dañ koy importer indi ko te kenn du leen ci dimbali. ci wàllu partenariat bi sax dinañ ci xuus ndax Ibrahima Kane def na ci ab gëstu waaye ñu taxaw tuuti rek ci stade bi ak ban njeexital la mën a am ëllëg ci wàllu tàggat yaram. non xam nga am infrastructure déjà mooy bokk na ci liy développer sport de haut niveau. ñu ngi fàttaliku yàggul Sénégal bu daan joué wër nañ fi stade joué nañ fi on le rappelle stade Caroline Faye bu Mbour tey boo gisee stade boobu da nga naan non fii musu fee football match yi ñu mujjee joué Lat Dior la ñu ko doon joué tolloon nañ fi jamono boo xam ne attention ce n'est pas très loin dañu doon wax ndax du ñu àbbi stade Guinée-Bissau pour mu dalal ñu parce que am nañu stade boo xam ne nii baax na parce que dañoo naroon suspendre Lat Dior loolu yàggul loolu moo lay won ne infrastructure bu ñu ko amee aussi préserver ko ci anam yi gën lu baax la manifestement nag on a appris des erreurs ci ay infrastructures publiques muy stade muy hôpitaux muy leneen ak leneen fii lu ne tabax nañ ko fi. amul mucc ayib amul entretien bi nga xam ne ni moom moo ci war mais modèle yi nga xam ne taxawal nañ ko maanaam taxawal société de gestion des infrastructures publiques muy SOGIP ak. délégation générale bi nga xam ne moo yor promotion pôle urbain de Diamniadio ak yooyu te ñu war a yor entretien bi ñuy wax ni sénégalais mënu ko yor ok même bu ñu ko joxee étranger day dellu siwaat ci li ñu doon wax sànq rek ñu ànd ceeg sénégalais yi parce que transfert de compétence aussi dafay am ci lépp loo xam ne nii am na fi lu ñu doxal xëy na bu ñu ci àndee 5 ans mën nañoo def transfert de compétence mu des ci loxo ay sénégalais mais il est clair que bu dee infrastructure bu moderne de telle sorte que technologie bi amu fi entretien bi amu fi mais dëkk tubaab yi ci seen bopp léeg-léeg France ñu dem jëli ji jardinier boo xam ne Angleterre la nekk. te pourtant bu kenn du ko xarab parce que technologie bi mu xalaat ak xarañ bi mu soxla. foofu lañ ko amee. il faut ñu jéggaani ko donc amul frontière. te bu ñu xoolee stade yu mel ni yaa ngi koy wax léegi nekkul naam ci Sénégal la ne waaye Sénégal kese moomu ko ndax daf ko bokk ak yeneen réew daf ko bokk ak sous-région bi te ëllëg sax mën na ko bokk ak yeneen réew ci àdduna bi ndax tey ñi ngi xalaat ay joŋante yu mag yoo xamante ni mën nañ ko jouer ci stade bi. non xam nga stade bi pour rentabiliser ko sax mënul yem rek ci. xam nga stade bi doo fa jouer championnat bon voilà parce que amul benn club boo xam ne attan na pour féetewoo stade bi. dañuy wax ni sax pays yu mag yi seen stade yu mag yi amul benn club boo xam ne moo ko moom. Stade de France PSG bi nga xam ne mooy club bu Paris moomu ko du fa jouer Parc des Princes la am parce que attanul xëy na yore Stade de France Wembley amul club boo xam ne nii moom moo ko moom. donte am na jamono Tottenham doon tabax stade am loué woon ko ci ay jamono boo demee Bayern noonu naka noonu réew yu mag yi sax stade bi nga xam ne moom la réew mi di jëmmoo du club moo koy moom parce que attanu ko bii tamit du GIA du Jaraaf du Dakar Sacré-Cœur du keneen moom moo ko mën a moom pour di fa jouer ay match am parce que attanul entretien bi attanul li mu war maintenant ni ñuy fexe rentabiliser ko mooy au-delà du sport moom yeneen i événement ay compétition internationale yoo xam ne dinañ ko fa amal effectivement mën na doon ay matchs amicaux étrangers muy Sénégal wala muy leneen mën na doon aussi lieu boo xam ne dañ fay def yeneen i compétition yoo xam ne jotewul dara ak football ñuy fàttali ne am na stade annexe boo xam ne am na piste quand même pour l'athlétisme Dakar amoon na fi meeting international boo xam ne Lamine Diack
yàlla na Yaxam Sedd moo ko initié woon. meeting de Dakar ñu naan ko def 4 avril. xëy na léegi wàcc na daanu na mais mën nañ ko dundalaat comme am nañu infrastructure et ça c'est très important li tax mu daanu mooy amatuñu woon infrastructure. boo xam ne nii foofu lañ ko mën a defee mais comme am nañu ko mën na dundaat stade bi effectivement dañu koy. très rapidement taxawaatal ci wàllu gestion bi surtout man dama naan loolu moo gën a am solo wàllu gestion bi parce que yu mel nii waruñu ko tabax ba pare ëllëg ak si ñu toog ak diir jékki-jékki boo fa demee mu mel ni nu kenn xamul yaakaar naa gestion bi aussi war nañ ko bàyyi xel Sénégal dinañ faral di tabax dëgg la mais problème gestion bari na luñ ko fiy jooy tamit. non man gëm naa ni jàng nañ ci suñuy erreur parce que société bi ñu taxawal pour mu gérer ko comme infrastructure publique bu ñu gisee aussi ni ñu gérer Dakar Arena parce que mun nañ ko tudd ci cadre inauguration Dakar Arena wax dëgg fa yàlla yorin bi ba fi mu toll nii mucc na ayib donte bëriwul ay événements yu ñu fay amal mais entretien bi ak yor bi mucc na ayib naka noonu société bi ñu taxawal pour gérer ko li ñuy wax rek mooy nañu fexe ba mu mujjee ci loxo sénégalais yi dans un premier temps attanuñu ko c'est vrai mais transfert de compétences yi war nay dox de telle sorte que dina dellusiwaat mais modèle bi ñu tëral. modèle bu baax la parce que évidemment fàttalikul rek piscine olympique tey boo fa demee sa xel day tey. te infrastructure la boo xamante ni dañoo bëggoon sax di fa tenir ay compétition natation compétition internationale tey sa xel day tey ci infrastructure parce que répondre na quand même normes yi doon wax mais bien entendu mais ñàkk entretien ñàkk koo yor ñàkk koo taxaw ñàkk koo dundal surtout ñàkk koo dundal c'est important infrastructure bu dundul mel ni néeg booy tëj boo ko tëjee mu xeeñ humidité donc day dund aussi ñu koy entretenir mais di ko dundal mangoog ñu àndandoo seetaan rek ba tey tukki nemmeeku wax naa ko sànq ba fuy njiitu réew bu Turquie di amal jamono ji muy Recep Tayyip Erdogan tukki boobu nag bu weesoo rek nemmeeku gi jàpp nañu ni lëkkaloo gi dana gën a ñoŋ ci wàllug commerce bi kon mu mel ni tey Dakar ak Ankara am na beneen taxawaay boo xamante ni bëgg nañu ko njiitu réew bu Turquie nag am na ab bataaxal boo xamante ni bind na ko di ci bàyyi xel bu baax a baax Sénégal yi Ibrahima Kane. mu rëy la am man it ndax national am mangook rek ñu jéggalu nag bu baax a baax ci loolee nga xamante ne daanaka rek am na tuuti jafe-jafe ñu delluwaat ba fële ca stade boobu di Abdoulaye Wade ñu war ko daloo léegi ca Diamniadio ak supporters yi nga xamante ni tàmbali nañu xat di ñëw ca stade ba suñu ndaw ya fa nekk ñooñu ko baaxee ñu seetaan ko te delsi Fatou Kiné gis nga fi ñu nekkoon sànq demaat nañ ci beneen tribune bi nga xamante ne déjà yenn ci supporters yi commencé nañoo ñëw gis ngeen koy gisee nii suñu ginnaaw commencé nañoo yegg si def seen déplacement fas yéene teewa tey cérémonie inauguration bu mag bi nga xamante ne mooy stade bu Abdoulaye Wade maa ngi fi ak quelques supporters mën nga ma tax mu ànd ak tey xam naa sama caméra. waaw tey lu tax nga sa waral sa déplacement tey ci bisu inauguration bi. waaw vraiment nekk Sénégal di léegi di ethnie bi gën a solo ci réew mi te le président Macky Sall yëpp ñu koy félicité moo war a tey ñu jox suñu jànj ak suñu takkaay yow jëmmal bés bi ñaar réew mi jàmm ñaanal stade bii stade bu bees tax ñu dalal ko ci jàmm te yàlla def ci jàmm ci bàtt si yéen xam ne stade bu bees nag pour def ñëw Sénégal maa ngi ñaan tout le monde ñu ñëw Sénégal lii moo sama dérangement di wax Sénégal bi jóg na taxaw jàppale équipe nationale jàppale président Macky Sall Sénégal jëm si. jërëjëf mi ngi noonu yenn ci supporters yi am na yeneen kontaan delloo waat njukkal nag le président Macky Sall rawatina Matar Ba mi nga xamante ne moom ci moomeem la lépp amee na parce que alfiya dafa wax ni ku gërëmul nit doo gërëm yàlla suñu borom Matar nag di nit ku baax parce que nous les sportifs yomb ñu diriger mais Matar dafa ñëw ubbi buntam yaatal sportif yi defal fexe ba nga xam ni sportif yi kenn ku ci nekk
ci fi nga toog nekk nga fa à l'aise jox nañ la sa cër jox nañ sa gëdd kon nag su fekkente ne dafa ñëw Macky Sall def le président Macky Sall def confiance ci moom jox ko le ministère des sports mu réaliser li nga xamante ne moom mooy bëggu sportif ak bëggu son excellence le président Macky Sall muy fexe ba ñu am ay sport fexe ba ñu am ay infrastructure de dernière génération lii ku xool Parc des Princes xam ne ñun suñu bopp sax moo dàq Parc des Princes kon nag vraiment lii ñëpp ci kontaan et vraiment c'est tout le monde du sport qui dit merci au chef de l'État et merci à Matar Ba. Merci beaucoup. maa ngi féliciter d'abord liggéey bu rafet bi nga xamante ne moom la TFM di def partout dans le Sénégal tout d'abord plus particulièrement surtout dans le sport mais tey sama teewaay fii ci stade bi man la Lary Gueye ancienne internationale de basketball présidente de la commission féminine chargée de l'équipe nationale du Sénégal donc président de la République Macky Sall bu ñu def ñun sportif yi ñu di ko gërëm di ko sant liggéey bi muy liggéey ci Sénégal loolu kenn weranteewu ko waaye li mu def ci sport moo bari moo rëy parce que en 2015 dañu gagné. ma ngoog muy lu am solo ñu dellu di ko jaajëfal bu baax a baax Mamadou Ndiaye ñoo ko gisandoo yaakaar naa tey moom stade dafa nekk loo xamante ni tey kenn du ko natable xam ngeen ni sport bi dafa am benn déclic boo xamante ne daf ko def ci Sénégal tey dañuy gis sax mag ñi soppul woon sport dañ ko sopp ndax football bi te yaakaar naa lii rek firnde la Diamniadio sori na waaye gis nañu ni nit ñi dem nañu foofee balaa may ñëwaat ci yow Abdoulaye Cissé ñu seeti Habib Faye moom it bokkoon na ca ñu duggoon ca teer ba ngir wutali Diamniadio ndax bari na lool lu askan wi xëyoon ngir mën a teewee daloo jooju Habib Faye gannaaw bu ma la nuyoo rek nga baaxee ñu voyage bu ndaw bi nga xamante ne def nga ko diggante Ndakaaru léegi ak Diamniadio. askan wi ñoom ñëpp génn nañ wàcc ci terrain bi ñëw fas yéene jël Dakar Dem Dikk yi leen fas yéene yóbbu ci stade Maître Abdoulaye Wade waral na itam noonu la ñuy duggee ci ñoom laaj leen seen xalaat ku ci nekk wax lan moo la fi indi lan moo la gën a motiver ngir nga gën a mën a fekkee li nga xamante ni moo di inauguration stade bi nga xamante ne nii tey àdduna wërngal këpp la soxal ndax boo seetee ñoom ñëpp jóge nañ fa nga xamante ne moom mooy les coins et recoins du pays ñëw fekkee si li nga xamante ne nii tey moo di inauguration bi noonu la ñuy demee ci ñoom ñu laaj leen ñoom itam seeni xalaat ñu wax ñu dikkaat ak yéen. Je suis la directrice de la protection des droits de l'enfant. Donc président Macky Sall lépp lu mu woote daf ma ñeewal ma tegu si rawatina lépp loo xamante ni ñor na Sénégalais yëpp tey jii nag c'est une grande première muy une mobilisation si 30 premières années yi nga xamante ni am na ci Sénégal des 30 dernières années yi yëpp gisuñu mobilisation bu toll nii mu am ay gan kon ñun tam dañ koy ñëw jàppale ci ganam yi daal di koy wax jaraw lakk lii moo waral mobilisation. stade bi ni mel amagu fi woon. déedéet stade bi mu ne am fi woon amul au niveau de l'Afrique de l'Ouest donc dañuy en tant que jeune femme en tant que jeune nommé du président Macky Sall aw ma lu wax ko jaraw lakk di ko sant di ko gërëm au nom des Sénégalais. loolu mooy li nga xamante ne nii jot nañ ko taataan ci askan wi gis nañ ne li ñu wax seen xalaat ñoom ñëpp am engagement ñëw teewee lii di inauguration stade Maître Abdoulaye Wade bii nekk suñu ginnaaw waral na ba tey ñoom ñi ngi ran ngir mën a dugg ci biir mën a teel a am place ndax tamit mise en place bi 15 heures la mu jeex bu ko defee cérémonie officielle bi ñu door ko à partir de 16 heures askan bi nag teew nañ fi teewaay boo xamante ne mën nañ ne sax bu jéggi dawe la ndax tamit ba léegi benn porte mooy li nga xamante nit moom la ñu tijjeegum ba nga xamante nit accès bi dina yomb naam waaye tamit ñi ngi gën a xaarandi ñeneen ñoo xamante ni jóge nañ ci yeneen i régions yi ñu gën a mën a ñëw fii teewee li nga xamante ne ni moo di inauguration bu stade Abdoulaye Wade. ñu koy jaajëfal moom it Habib Faye maire bu Kaolack nag mi ngi rafetlu bu baax a baax stade bi ñu fas yéene daloo tey jii ca Diamniadio muy Serigne Mboup li mu bëgg nag mooy stade yu ni mel ñu koy def it ci yeneen diiwaan yi nekk ci Sénégal ñu teewlu ay kàddoom tey moom la ñu invité woon ci info du matin ak Chérif Dia. club yëpp seen problème mooy nañ am infrastructure bu baax ak encadrement bu baax je pense que li tax seen football seen capacité di feeñ à l'étranger mooy loolu rek moo ñu différencier ak l'Europe et moi je pense que football lu ñu ci investir mën na ko génne ndax benn joueur rek bu ñu naan la jënd nañ ko ay milliards je pense que waruñ poser problème ci stade li ñu war a wax kay mooy nan lañ mën a fexe ba mu am ci région yi mais ñu exploiter ko mu am rentabilité ndax les Européens bu ñuy tabax stade day am rentabilité ñun nag suñu jëlee
l'argent contribuable tabax ko stade te amul rentabilité mën na am ay jeexit yoo xam ne nii day gaaw a yàqu. yaakaar naa lii it kàddu yu am solo la Abdoulaye Cissé dëgg la naam baax na ñuy tabax nag ci capital bi waaye itamit di décentraliser di yóbbu léeg-léeg ci diwaan yi dina di am solo ndax xam nga tàggat yaram dafa yaatu te ñëpp mënuñoo ñëw Ndakaaru. non bu ñu amee lii sax dina décomplexé ñu mën a tabax ko ci région yi peut-être pas envergure bi. parce que aussi bi mais xëy na boo xam ne dina tax rek soxlawul lii mais am stade yu baax ci région yi je pense que bokk na ci politique gu état bi sax à travers le ministère des sports. ci li nga xam ne ni bëgg nañ ko réfectionner stade yi def naa tey bu ñuy réfectionner stade yi nekk ci biir réew mi dinañ fex def ko stade yu jàkk yoo xamante ni nii bu melul ni bii tamit dana doon stade yoo xamante ni yu baax la yu mucc ayib la lii liñ ciy gis daal mooy. vraiment c'est très bien. euphorie wu victoire bi ba léegi dalagul ñu ngi ci mbégte mi ba léegi te c'est très important que la fête soit belle ça s'annonce une très très belle fête et c'est important président Macky Sall di ko dalloo ànd ak ay homologam ay njiitu réew yoo xam ne bàyyeekoo nañu fu nekk ci Afrique président FIFA nekk fi ça veut dire que Dakar delluwaat na nekk vraiment la capitale mondiale du foot en l'espace d'une journée ci bésub inauguration bi te li ci neex mooy gan yi bu ñu ñëwee ba gis stade bi dinañu xam ni quand même vraiment amatuñu lu ñuy jéggaani tey amatuñu lu ñuy jéggaani ci stade bu nekk Tugal ak feneen fii li fi am mooy am li am ci stade yu mag yi ci àdduna bi yëpp te day ubbi bëtu sax africains yi aussi pour que ñu dox ci initiative yu mel nii je pense que c'est très important on peut bomber le torse il y a de quoi être fier aujourd'hui ma ngoog dina doon sunu sac bu baax a baax ñu dellu di ko jaajëfal moom it Abdoulaye Cissé ñu wëyal xibaar yi Serigne Habib Sakho bokk ci mbootaay gi boole nag ñi nga xamante ne ay doomu kilifa diine lañu fii ci Sénégal tey mbootaay googu moo taxaw nag ngir fas yéene seq waxtaan ak syndicat jàngalekat yi su ko defee nag ñu mën na tegg jafe-jafe yi ci suuf ca Tiwaawan moom mi nag jot na seq waxtaan ak ñenn ci syndicat jàngalekat yi ba ci nag président Macky Sall ñu teewlu ay kàddoom ci micro Cheikh Anta Diop ak Sey Latir. Alxaaji Ibrahima Sakho moo daan wax ne yàlla bu bëggalee ndam doomu soxna wala ab jullit wala ab jaamam daf koy ñaan loolu mu dogal ba pare naa mooy mbir yi fi xew fan yi lu jëm ci président de la république akub citoyen comme man gëm naa ne nit ku dëkk Sénégal du ma gën a bëgg jàmm sama borom dafa mel ni lebal na Sénégal luñ ko war a mën a fayee jàmm xam naa nag ci biir ñi nga xam ne ñooy topp di laaj li ñuy laaj xam naa ci seen droit la ñu nekk waaye laajeen wa dafa am solo ci biir ñiy wut daf ci am ñu compliqué ñoo xam ne ñi léeg-léeg sax ñu sarax la ba pare ñu xeeb loola sarax ba faf nag këpp ndab la yéen ñëpp ngeen bokk ñàkk képp koo xam ni kii sa yitte mooy jàng da ngay tedd ba yomal xiyam ndax jàng pour tedd la boo nanguwul a jàng nag da ngay nekk ab jaayil ba yomal xiyam nelawi ki xam mooy wecc kër yi ki xamul ñiy fexe pour ngeen xam nag ak ñi nga xam ne ñoo jur ñiy sàkku xam-xam bu ñu bokkee waxtaan dinañ déggoo dinañ ci yokk suñuy jéego ndax ki fi nekk président de la République bokk naa ci ñi ko xam bu yàgg ñi ma gis muy doxale mooy li mu gëm nit nag ñaare lu mu gëm lu ne donte arrangé wul ña ca des yàlla mën na ko cee jox ndam yàlla na yàlla jox ndam ñiy wut jox ndam ñiy joxe jox ndam ñiy jàng jox ndam ñiy jàngale maa ngi jaar ci seeni syndicaliste yëpp di leen ñaan seen xol ubbeeku Sénégalais yi di benn xol yi di benn liggéey bi di benn réussite di benn. niñ ko waxee woon ci ponk yi pont ba nekk fële ca Fann ok nag dafa am loo xamante ne dafa xàppatiku yàqu ca pont boobee ba tax na askan wa yeewoo ca boor yooyu nag ne ñoom nelawtuñu ba yandoor ñaari ay bisa ngi nii ñu yëglu ñu ne nag kilifa yi daal nañu ca wax na mu gën a gaawee ba bokk ku ca war a wax ku ne nga teel caa jóg ndax dañoo bañ rek ñu toog ba jekki saa njombe am foofee Maymuna Njaay ak Modou Diop ñoo fa doxantu woon. diggante Fann ok ak Gueule Tapée pont bi moo dox seen diggante ñi ngi ko tabax nag ci atum 1952 bi ñu demee ba 1998 ñu am luñ ci laalaat wante nag fan yi ñu génn rekk benn partie bi dafa daanu lii nag tiital na loolu ñi nga xam ni ñoo féetee ca wet ga. pont bi dafa nekk pont boo xam ni dañoo judd fekk ko fi mooy pont bu ñuul bële 1952 la fi tubaab bi defaroon. donc ba ñu dundee ba 98 ñu war ko yokk si la ñuy yokk beneen bi pour mu gën a yaatu donc du coup dañoo gis ni bi ñu yokk moom baaxatul
parce que dafa commencé s'effondrer wu. donc ñu yëkkal autorités yi dem le sous-préfet wax ko moom mu def li ko war ndax ñëw na fi à deux reprises xool liggéey bi moom moo ñu woon carrément ñu barricade ko pour kenn bañ fi yéeg. bu ñu sukkandikoo ci ndaw yi nga xam ni Fann Hock la ñu dëkk ñoom nee nañu ñi ci war a jot yëpp jot nañ ci wante dafa am yéex-yéex. liñ seetlu mooy askan wi dañoo exposé ci wàllu ñàkk kaaraange ndax fii mën na leen fee agressé yoon wi ñaar la pont bi wala corniche bi te corniche bi wóorul ndax ku fa jaar mën na la agressé ndem sax police mi ngi def kéemtulaay kàttanam di def ay rafle ak yu ni mel terewul mu doy ba tax nag faw ñu defar pont bi. côté bi dañoo féete canal bi corniche fii ñu ko féete Colonel te ñaar yëpp tamit wóorul parce que fële subir nañ fa agression côté bi subir nañ fa agression donc du coup ñu préféré jaar fi avec les risques que ñu jaar fële muy gën a grave quoi. nee nañu tooguñu rek di xaar jug nañu ba muy teel ndax kat bëgg nañu lii saafara am ci. waroon def nañ ko mooy autorité yëg nañ ko te ñu ngi ci mais ñun dañoo gis ni lépp luy AGEROUTE géré si suñu commune duñ ci santi suñu bopp. demandé woon nañ leen doodaan defaruñ ko ñoo ko defar suñu bopp demandé nañ leen tali defaruñ ko ñoo ko defar suñu bopp donc canal bi tamit gis nañ ni bu fekkee AGEROUTE rek lañ ko bàyyil gëmuñu mu gaaw ko defar donc am na ay bonne volonté yoo xam ni pare nañu pour financer ko ñu defar ko. am na ay association ay kuréelu ndaw yoo xam ni fi mu toll nii def nañ seen kéem kàttan ngir boor bi pàcc bi ñu daal di koy am luñ ci def ci wet gi nit ñi dafa aw. wante ñu ne loolu doyul ndax dinañ ci jóg ba muy teel loolu mooy laaj bu samp bi. ñu koy jaajëfal bu baax a baax Maimouna Ndiaye yëglikaay yi ak lu nu xëyi tey jii El Hadj Assane Gueye. ñuy amal tey ngénte liir bu taaru bi di stade Maître Abdoulaye Wade ca Diamniadio liir bi nag mel ni ku jël xaat bay rëb turandoo ba nda yéenekaay yëpp daanaka moom la ñu xëyee tur wi ak ki ko Macky Sall jox nag l'info ne Macky Sall jongleur bu mag la ndax jamono yi ñenn ñi doon xaar turandoo ba doon ku yëngu wala ku daa yëngu ci wàllu sport président ci la dribble ñëpp tuddee ko Maître Abdoulaye Wade donte nag ñu ne Maître Wade mérito na ko bu baax l'info ne jëf ju mag nag la def moom président Sall daal di dabu ba faw ci kanamu bàyyi ju diggante ba xajaboon ba dogoo moon sax yéene kaay bi jàpp ne jéego politique nag la def moom njiitu réew mi ngir luy dajalewaat njabootug PDS gi tàqale leen ak as lëf la leen jokkale woon ak opposition bi rawatina yeewi askan wi mbir yi di sabab bu rafet ñu ne ngir tegaat ci table ji dossier Karim Wade yeewi ko raxasaat derba di luy bégloo lool bàyyi ji Abdoulaye moom Maître Abdoulaye Wade nag nataalam mu dend ak bu président Macky Sall ci xët bu njëkk bu yéene kaay bi di réew mi yéene kaay bi jàpp ne Macky sargal na PDS gi mu tasoon tasar ak xel bu ñëw Le Quotidien moom ñëw ci yi waral mu ne Wade ak Macky ab jegeyanto war a am seen diggante yéenekaay bi ne bu kenn juum ñu ngi ci terrain sport de waaye yëf yi lañu cey joué ay yoote politique la Le Quotidien ne bii mooy ñetteelu jéego bu président Sall teg ngir keppaaru ji ci weti Maître Wade ba ca njëkk di ci atum 2016 ba mu féexalee ci kaso bi Karim Wade 2019 ca wotey présidentielle ya président Wade mel ni kuy fay naar ba xoromam daal di amul candidat jàppalewul kenn ca booba ñu ne Idrissa Seck Ousmane Sonko wala ku mel ni Maître Madické Niang ñu ngay xaar wala ñu ngay yaakaar 27 septembre 2019 ndaje amaat ca ba ñuy dalloo Masalikul Jinaan président Sall saafonte faak bàyyi jëm Maître Abdoulaye Wade gunge ko ba këram dig ko it ñu nepp ngan gu amul ba tey ca nag ñu ne président du gàntu ab lëngoo ci juróom-benn weer yu des ci wotey député di législative yi lëngoo akuk njàppale bu PDS di njaboot ga mu bokkoon La Tribune ñëw ci li mu duppee moom rëddi jegeyantoo gi ñuy amal ci secret mbir mi nag yéenekaay bi jàppe ko suite logique di baara yëgoo ba amoon ca Conakry ndax ñu ne ñoom daanaka diggante bi dogoo musu ca am observateur la mu jàpp daal ci gàttal mooy Maître Wade mooy maître du jeu ba faw moom turandooy stade Diamniadio bi yéenekaay bi ku ne nag ci Alaaji Ousseynou Diouf Joseph Ndong Ami Mbacké Thiam di wax ci li nga xam wala dund ko ak moom président Sénégal ba woon président bii fi tey le mandat ne mu ngay gën a duunal nag bilam ci wàllu infrastructure ndax ginnaaw TER bi ak yeneen réalisation teg na ca moom président Sall stade Maître Abdoulaye Wade stade yéenekaay ne star yu bari nag daañu teewe ngénte doomu Lion yi tey jilee di doom ju taaru ca Diamniadio stade Maître Abdoulaye Wade eto fii sa nga ca Drogba Henri Camara ñu ngi ko fay xaar Alaaji Ousseynou Diouf Aliou Cissé Fadiga Roger Mendy ku mel ni Mamadou Niang Yaya Touré Adebayor Okacha Youssou Ndour président Turquie dina fa teew Erdogan nataalam moom kilifa gu Turquie ak naatangoom bu Sénégal ci xët bu njëkk bu La Soleil yéenekaay bi wax ci jëflante ñaari réew yi ci wàllu koom-koom ci secteur yi di énergie transport usines yi environnement wàllu jënd ak njaay ak wàllum culture yéenekaay bi mooy jëflante boobee ñu jële ko 400 millions de dollars yóbbu ba 1 milliard de dollars beneenub jëflante bu Sénégal ak réewum Allemagne Le Soleil ne jëflante
activité la buy am yaram buy gën a màgg buñ bëgg a jëmale léegi ci wàllum pharmacie hôtel yi wàllu dëkkuwaay pétrole ak gaz leneen ne xibaar di taxawaayu sàmm jikko yi ak nanu mujjee waxee ba ci artu ci législative yi ñu dëgmal di élection palak député observateur jàpp ni ña ngay taar nag jëm ci politique donte kenn ci kilifa yi Mame Mactar Gueye ma ngi cee xamle ni ci xeex beeg nguur jigéen dàquñ caa jël wennaw yoon. ñu koy dellu di jaajëfal bu baax a baax doyen Assane Gueye mbokk yi nit sant nañu leen gërëm leen yéen ñoo ñu fare woon ci machine bi ak ñi jàpp ci xibaar yi ba mu sotti rédaction bi dina fi teewaat ci yeneen jotaayu xibaar ñu leen ñaanal kenn du la jàmm te di ko sàkku ci yéen.